que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu bëree sa yaram dafa bëri ba nga xam ni loolu tax muy gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram et loolu tax wàllaate bi gën a gaaw. nag na muy faatee professeur Souleymane Mboup nee na moo gën a gaaw ci variant yi jamono ji ñu toll looloo sabab sax ñoom ñu sampaw laaj ndax diwaanu Dakar bi nga xam ne mooy épicentre bi ndax duñu ko quarantaine. question la technicien bu toll ni ki moom. donte nag xam naa ni décision la boo xam ne xëy na ci cëppandoo ji politique moo koy jël mun na doon lu xaw a jafe aussi mais lu ci mën di am. comme ni ma ko waxee nit ñi dañu continuer di respecter mesures barrières yi wax naa ko barki démb bi nga xam ni dafa battu record bi muy fanweeri nit ak benn yoo xam ne faatu nañu démb fukk ak juróom-ñeent mais teewul dama ni li tax sama xel commencé dal mooy bu ñu demee ba yegg ci ñiy tane di génn di xaw a tolloo ak ñi muy dal par jour xamal ni mu ngi commencé dellu gannaaw et barki démb ñi génn moo ëpp ñi mu dal démb c'est vrai que ñi mu dal moo ëpp mais tuuti la ëppee quoi donc mu ngi commencé di yokk ñi nga xam tane nañu di tolloo aussi ak ñi muy dal loolu itam yaakaar la de toute façon li ëpp solo mooy nit ñi respecte mesures barrières yi di takk ay masque di laal ay gel bu ñu ñibbisee ci seen ay njaboot ñuy laal savon balaa ñoo fréquenter njaboot gi di dandante itam loolu itam lu ci mot a bàyyi xel virus dafa xaw a doy waar bu ñu sukkandiku ci ñoom borom xam-xam yi donc boo takkee masque laal gel mais dina jaadu ci ñoom seen ay recommandations nit ñi di defante distance donte benn mètre. te loolu dama gis ni ci bu mujj bii nag ci mesure barrière yi taxul ñu sàmm ko bu baax a baax te lu ci mat a bàyyi wàlla xel la. nañuy respecter distance bi. ba ci même ñoom gouvernement bi. boo gisee ci yenn rencontre yi démb rek manqué woo lu barki démb bi ñu demee jaale ji Cambérène. da ngay gis ni jigeyantoon nañu lool ñun ñëpp takk nañu ay masque mais jigeyantoon nañu lool te distance bi wax dëgg yàlla mooy première charte wala ponk bi nga xam ni bokk na ci mesure barrières yi lu am solo respecter gestes barrières yi ba noppi it dem ñàkku ji lu ko mooy rek Dakar mën na njëgg ba ci quarantaine waaw xam nga maa ngi koy wax sànq dafa am loo xam ne faw ñu mën koo bàyyi xel mooy ñi war a wax tey ñu ngi wax su ma nee ñi war a wax mooy ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll woowu muy ñoo xam ne kenn natablewul seen xam-xam ci wàllu kër docteur muy professeur Souleymane Mboup muy également Daouda Ndiaye ni ko professeur Seydi ak Bousso ak ñeneen di defee lenn moo mën a am mooy comme am nañu benn comité national de gestion des épidémies bi nga xam ne taxawal nañ ko ñu am ay éminents professeurs yu ci nekk am ñu bari ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wi ñu jàng muy ci wàllu médecine li des mooy comme ni ko Mansour waxee politique yi ñoom ñooy jël décision nag ndax dañuy dem ci décision boo xamee ni sur le plan économique sur le plan sanitaire sur yeneen ni plan mën na indi avancement wala jeexital ci li nga xam ne moom mooy situation bi fi nekk loolu ñoom ñoo koy xool ak kuréel bi nga xamee ni ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu woowu gis nañ fi ay réew ci àdduna bi ñoo xamee ni dañoo dindi woon lii di confinement ñu ne dañuy jël 7 jours confinement pour mën a saytu naka la ñuy doxalee ba nga xamee ni virus bi du gën a law ndax am na yenn bërëb yu ñuy tëj am na réew yoo xamee ni dañuy gën a jël nag sensibiliser si li nga xamee ni moom mooy wàllu takku masque lu jëm ci wàllu mesure barrière lu jëm ci raxas loxo ak yeneen mais da ngay dugg ci oto tey ci Dakar wala ci beneen gox boo xamee ñi nekk ci oto bi ñëpp tant que gisuñu policier wala gendarme seen kanam chauffeur bi ci boppam boo maytul masque moo koy njëkk dindi ñi nekk ci biir ñaar ak ñett ñoo ciy takk masque waaye bu ñu sensibiliser nit ñi xamal leen ni yow oto bi ngay dugg muy Njaga Njaay muy bus Tata wala muy beneen oto boo dugg ka fa nekk dend ak yow xamoo ko xamoo ndax am na feebar bi am déet lenn moo la mën a aar ci kooku mooy lan nga mën a takk sa masque donte distance bi peut-être mën na jafe ci biir oto donte ñoom tamit waxoon nañu ni dañuy limiter sax le nombre de personnes ñuy dugal ci biir oto yi pour mën a justement respecter distanciation boobu mesure yi ñu jëloon ci première vague bi nga xamee ne oto yi sax dañ doon tere place debout ñu ne lépp place assise la ba ñenn ñi yokk ci sax ay table banc ci biir xawma ay chaise ci biir oto yi nañu xoolaat yenn mesures yi mais ça politique yi ñoo ko mën a def ànd ci ak comité national de gestion des épidémies nañu respecté gestes barrières yi dafa mel ni fulaaluñu ko foofee sa diwaanu Touba ñàkkum it ñoom ñu sa bëri xalaatuñu ñàkku ji wala sax fulaaluñu it dose yi loolee moo sabab na ñu gis ne faw foofee it ñu xoolaat doxalin gi ñu sukkandikoo ci médecin chef bu diwaanu Diourbel médecin chef bu diwaanu Diourbel waaw moom Mamadou Dieng dénk na ci ay kàddu Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf